merci beaucoup internet enquête 221.com encore une fois merci Alimatou Biba Toumani Diallo. dama ko yeb nag maam Khalifa. waaw sa xarit moom laa koy wax ma ne ko man lu ma métti si yow mooy en fait tàngoo quoi. moom amul safara tàng na de. non non Biba. seen duo rek yow xanaa gisoo commentaire yi. tàngul. commentaire yi ñëpp yéen a ngi coow bu jógee naan non man dojo bi ma bokk damay def karaté. man mosuma dégg ku ne Biba moo ko dóor nit ñëw ne Biba moo ma dóor. en tout cas bu amee soxlaam dina ko wax. bu amee soxlaam dina ko wax de. man xeex bu tàng bu métti ñu ne Biba moo fi doon xeex bi toj na ko. dañ ko laalagul ay waay kar kii ci la dëkk ci laa ko dëkk. Goxo. Oui. Goxo tu m'as énormément manqué hein. Pareil. J'espère que c'est pas trop romantique. Si. Merci beaucoup internet enquête 221.com. dama la namm Goxo. billaay maa la gën a nam. yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi si jàmm. naka journée bi. ça va. lépp jàmm waaw alhamdulilah ma bàyyi la nga nuyoo. salaamaaleykum di nuyu mbokk internet yi di leen dal ak jàmm. di wax nag ñëwati naa nag si yu bees. Voilà. Mais mes félicitations pour le reportage d'hier. Genre, je vais pas dire c'est ce qui waxtaan ak la famille Pouye. Parce que ñoom seen histoire nekk na histoire boo xamante ne lu soxal sénégalais la. xam nga sénégalais buggul injustice ndeysaan. sénégalais buggul ku ñu tooñ. sénégalais buggul ku ñu teg ci kawam métti. te famille Pouye li leen dal dafa métti. trop parce que kenn ñaanul yàlla nekk ci sa biir kër yi xam ni am na famille boo xamante ne ñu ngi si mbedd mi fa la ñuy fanaan fa la ñuy lekkee fa la ñuy naanee fa la ñuy defee yëpp surtout ak période nawet bii. merci beaucoup félicitations pour le truc d'hier. merci. Ami nag fait divers bu démb bi soo disee ma def ko. dafa nekk comme li na wax dafa nekk laa lu metti parce que tamit sa waajur jënd kër yow xamoo yow fu dul foofu na juddoo si kër gi màggee si kër gi. ba na am fa njaboot xamoo fenn ñu xëy benn jour rek génnee la parce que beneen tool la tool boo xam ne yow sa yoo nekku si tool ñu ñëw nangu sa kër mu nekk daal lu metti lu doy waar. ñëpp na di ko metti lu nag. effectivement ku ko dégg sa affaire bi sa daf lay metti. non famille Pouye ils ont le soutien de tout le Sénégal. famille Pouye feeñ na démb sax feeñ na démb. que dañu yéex a joxe numéro téléphone bi sax mais biñ paree noonu appel yi commencé woon na. waaw parce que man démb ñu bëri woon nañ ma di ma wax famille problème bi fu mu xewee lii ak lii di ma gën a laaj daal. waaw affaire bi daal métti na trop. mais fu ñu toll en ce moment. waaw nooy bëgg a ubbiwaat procès bi pour ñu delluwaat parce que ñoom am nañ seen këyit yu leer a leer. waaw malgré yoo woon nañ këyit sax mais waa ji ba mu demee tribunal xamuñu fan la jaar ba am ay këyitam. loolu yow mu ne léegi da ngay gis ku amal problème yow nga am këyit bu leer moom mu xëy suba dem indi la këyit. benn kër mën a am ñaari këyit. waaw mënul nekk de loolu tax affaire suuf bi fi amoon. Ahmed Khalifa Niass ne yéen waa àll bi da leen wutu këyit. parce que boo leen ko commencé wul habitué te suuf yëpp dina jeex. parce que xam nga ndax lan ñoom aussi xamuñu loolu. waaw mais am na benn affaire tamit am na ñuy joxe këyit itam si tribunal yi war nañu xool ñan lañu yenn saa yi tamit dañuy ne corruption est-ce que amu si. maam Khalifa ñëw na am na xaalis am na lu ma dig ma wutal ko ay këyit jox ko maam Khalifa su demee su amee ñëw sédd ma. mais bien sûr tout d'abord balaa ñu laa jox octroyé këyit boobu mooy da ngay fay. xam nga fii Sénégal nous sommes les experts de la falsification. dañu ci aay. dañuy falsifier ay mbir yoo xamante ne mënoo jaar fenn ba xam ne ni falsification. xanaa nga am jàppale dëgg. non balaa nga koy xam nga dem ci yenn bërëb yi dañ naan la wàcc nañu wala suba la ñuy liggéey wala beneen jour la ñuy liggéey waaye boo joxee nangam jox. mu ngi noonu waa en fait mais ñoom fan la ñu nekk jamono yi. jamono gi nag am na benn kër bu leen abal d'après lu sama invité bi wax nee na abal nañ ko benn kër Grand Dakar mais famille bi dafa tas. waay dafa tas parce que ñëpp mënuñu nekk foofu waaw ñoom parce que foofu nekkul waa grande famille la woon macha allah dañoo bëri woon te ñoom seen kër sax ñëpp fa lañ doon fréquenté même ñu amul woon sax fu ñu dëkk xam na yenn saa dañuy dëkk si koñ na tuxu léegi soo tuxoo soo ñëwaatee si koñ bi si kër boobu nee nekk foofu nee nelawee foofu nee lekkee foofu nee defee ses besoins personnels yëpp léegi mu nekkoon nag benn famille bu mag a mag léegi ñoom ñëpp tas nañu ñii aw nañ ñii aw nañ waaw mu nekk daal waaw seen bagage yi tamit dañ kaa dénkaane parce que mënuñu ko yóbbu dañ ko dénkaane voisins yi noo leen dencal quelque yu ñuy mën a yóbbu ñu yóbbu ko yàlla na ci yàlla def jàmm ba ñu jotaat seen kër googu te yaakaar naa aussi tamit dinañ ko jot parce que tamit dañoo nekk tamit si dëgg parce que ay kayitu leer nañ la ñu am na 1947 bokkul ak 1984 bokkul du benn te bëri na nag man sama maam yi nag xam nga ñoom ñoo fi indi coow yi yëpp
ñoom dañoo baaxoon dañuy ñëw fekk benn maam xalifa bu ñëw ci nekk doxandeem amul fu mu dëkk ñu ne ko teel kër gi nga dëkk si ba keroog ngay am fu mu dëkk. te Amine mais yow loolu leen na ne mayu ñu la ko de. dëgg la kay mayu ñu la ko de. maam xalifa bi xam nga loolu lan la tudd. Baye. Baye waaw mooy Baye. luy Baye. Baye. mag ñi noonu lañ doon def kër yi dañuy ñëw maam xalifa yow doxandeem nga ci dëkk bi da nga jóge Kaolack ñëw Ndakaaru amoo foo dëkk ñu ñëw jox la kër gi ne la am dëkkal fii ba keroog yow ngay am foo dëkkal sa bopp léegi foofu ñu la jox da ngay takk soxna dugal fa di fa am ay njaboot say njaboot xëy di màgg yow jàpp nga ni wax na la loolu utoo kër yaa nga fa toog rek am fa ay doom ba am fa ay doom yu am jabar ki doom nga xëy suba ñoom ñu génn àdduna nga ni patak loolu ñu la wax jàpp ne yaa moom ba léegi. nga jàpp ne yaa moom seeni njaboot yor ay këyit yu leer màgg di réclamer seen kër baay yow nga ne seen baay moom ma mayoon kër gi. yàlla tere sax mais bu fekkee ni kooku ñu ko joxoon noonu. mujj na génn àdduna beneen coow lay doon. parce que mais man fan yee on m'a appelé pour me signaler problème bu mel noonu. paa bi dafa jëloon benn famille héberger leen këram. parce que këram kër gu yaatu la. mi ngi fa ay njabootam ba pare këram dafa am ñeneen ñu mu xam ne moom ñoom la ko bokkal. mu ñëw am benn famille boo xam ne da leen fa héberger bi mu leen fa héberger mu ne paa bi dëkkal ak sa njaboot ba keroog ngeen di am fu ngeen dëkk paa bi dëkk fa ak njabootam ay njabootam am fa ay doom ñu xëy suba paa bi génn àdduna léegi ay njabootam dem ba commencé foofu noonu ñu leen dëkkal ñu bëgg koo tabax ñu ne foofu seen kër la waa kër gi ne leen non ñun dañoo soxla fi su dee am ngeen loolu tabax dem ngeen jënd kër mais fii du ngeen ko tabax léegi nag ñoom ñuy dem di def ay pexe ak ay mën-mën ba ut këyit pour foofu alors que foofu du kër benn pàcc la ci biir kër goo xamante ne dañ ko abaloon seen maam ñoom te am na seeni baay yoo xamante ne ñi xam nañu li xewoon si diggante seen papa ak beneen paa bi nga xam ne moom moo leen fa dëkkal tey loolu moo indi problème yu bëri ci wàllu foncier mag ñi noonu lañ daan defante dañ la naan dëkkal ba keroog ngay am foo dëkk cela yow doo yor këyit parce que mayuñu la ko am na ñu bëri ñoo xam ne dem nañu ak secret boobu waxuñu ko seeni njaboot seeni njaboot dem jël kër jàmbur daal di koy def seen kër te ko titre foncier bon xanaa ne bokkut ak cas bi de xanaa déedéet bokkul ak cas bi moom parce que cas bi ñoom dañoo amoon seen tool seen maam moo ko moomoon dafa yore woon ay kayit léegi ba ñu demee ba 1900 ba benn jamono gouverneur may ko maamu beneen waay ji mooy beneen waaj ji nga xam ne kenn gisu ko boobu ba léegi ba coow li amee ba léegi kenn gisu ko kenn dégg ko kenn gisu ko gisuñu ko benn plateau télé gisuñu ko benn plateau rajo gis naa dem ci commentaire man mii sax xaw ma sax man def naa ay recherche ba sonn mais xaw ma waa ji léegi bañ ko mayee maamam nag moom mu dem ut ay kayit ba mu amee ay kayit mu dem a dem ba benn instant famille Pouy jaay diplôme mooy fu Touba Gaz nekk mu jaay ko suuf si te famille Pouy la ak beneen famille ñaari famille lan léegi ba ñuy jaayee ñu séddoo xaalis bi ba ñu séddoowee xaalis bi nag léegi si la waa ji defee nag attaque nag yóbbu leen tribunal te ba muy dem tribunal Pa Karim Pouy mii ñu nangu këram moom kenn woowu ko tribunal kenn wax ko kaay jugement moom daal daa toog rek waa ji indi ay këyitam ne ko sa kër gi léegi man maa ko moom. est-ce que. noonu da la fa demee moom tamit affaire bi di naqarlu ko mu koy naqaru di ko naqaru di ko ba dee paa bi génn àdduna ba mu génnee àdduna nag doomam mi toog mun ñu ne ñoom lii diñ ko seetaan mais fekk na boobu waajee moom dem na ba lijjanti ay këyitam ba ñu jox ko ne ko yow yaa moom léegi kër gi. mais booy moom ñoom ñoo yor seen këyit. ñoom ñooy yore seen këyit bonne et due forme. ah xanaa procès bi dina leer. waaw léegi nag ñoom ba ñu toogee si la maître waa dugg si yëf yi dem wari këyit yu original yi téye ko nag léegi si la leen proposé pour ñu ubbiwaat procès bi. pour ñu leeral mbir mi. incha allah yàlla na ci yàlla baax na jàmm yàlla baax na léegi tey loo indi. waaw Ami nag lu doy waax. ah. Ami su ma la laajee Mbour août ak septembre lu fay xew loo may wax. Mbour août ak septembre man de jommal na ma barki fay keroog 15 août bi gis naa ñu ne si 15 août bi aw ko def benn poste mu ne gaaw leen gaaw ngeen takk jabar na xale yu baax yaa ngi Dakar ñu bon ñi nag dem nañu Mbour 15 août moom loo xam si loolu. man ngeen demee man xam Dakar ñu ne Dakar auberge yi amul nit hôtel yi amul nit
mbedd bi dafa wéet waaye salee nga fees dell. ñu ne gaaw leen gaaw ngeen takk jabar ndax xale baax yaa ngi Dakar ñeneen ñëpp dem nañ Saly ci 15 août bi. waaw mais Ami nag parfois nag dañuy dem Mbour mais demuñu pour dem Saly. manifestation bu fay xew moo tax ñu fay dem. ay événement te yéen mën leen deviner ba léegi waaw kañ kankurang. waaw dama koy dégg nag mais man nag bizarrement est-ce que xam nga moi man sama génn Ndakaaru sama génn Ndakaaru Tivaouane la Thiès ak dëkku Maam Khalifa Kaolack je suis allé à Saint-Louis c'était en 2005 te li ma fa génnee man su ma génnee Ndakaaru rek conférence su Serigne Moustapha Sy la kese moo may génnee Ndakaaru à Saly je suis allé une fois là-bas parce que dafa amoon benn panel bu Pape Djibril Fall organisé woon il nous a invité nous à Enquête 221 te liñ fa am mooy dañ fa jaar jël panel bi pare génn dem on a même pas eu le temps de découvrir foofu na nu mu mel man moo tax yi ma fay dégg nii yëpp daf may def problème parce que xamuma sax nu mu mel non daaw man découvrir naa mais tuuti rek nag laa découvrir waaw bii nag festivité boo xam ne chaque année dafay am exactement waaw étranger ñëpp dañuy ñëw Mbour pour loolu rek mooy kankurang assister ko waaw période yi waaw mu nekk nag lu neex lu ambiance bii nag kankurang bi nag dafa ute nag ak kankurang yi doon am yi nag ay groupe jeune lañ dañuy bàyyi ba guddi ñu génn ci mbedd bi di semer terreur di fëgg kër jàmbur yi di saaga di xaste yenn saa yi sax dañuy xeexal sax ak population bi léegi nag bañ demee nag ba affaire bi nag commencé jël nag ampleur population bi jóg nag ku nekk di porter plainte ku nekk di plainte ba plainte yi bëree nag commissaire central bu Mbour bi jóg nag ba mu jógee ànd ak ay éléments éléments toll nañ ci 75 éléments GMI ñu wàcc ci waaw ñu wàcc ci tali bi ba ñu wàccee ci tali bi nag di def patrouille ci lañ jàppee nag jeunes yooyu noonu doon def terreur doom semé pagaille ci koñ bi léegi nag ba leen jàppee amoon na benn kankurang bu ci bokk waaw bu ci bokk beneen kankurang bi moom dafa daw mu nekk nag loo xam ne nag tàmmuñu ko di ci Mbour suñu demee te kankurang yi ba ñuy génn ci mbedd dañuy yore ay jaasi waaw loolu parce que ñoom loolu dañ koy yore dañuy yore jaasi léegi nag loolu nag moo xew Mbour nag ñëpp nag di ko ñaawlu mu nekk nag lu doy waar waaw parce que en fait man d'après histoire u kankurang Mbour li ma ko déggee mooy ay lël la effectivement moom la ñuy def mooy dafa am ay njulli yoo xamante ne dañ leen di xarafal suñ leen xarafalee léegi nag dañuy def fête bu ñu waree dem ci lël bi parce que du ñu nekk seen kër dañ leen di dajale yóbbu leen léegi nag kankurang yooyu ñoom ñooy sàmm parce que lu ci mel ni ay njulli jigéen bu wérul ak seet bu bees seytaane ak ay jinne dañ leen di faral di bëgg parce que dañ leen di bëgg dugg ñoom il joue le rôle de protecteur waaw il jouait le rôle de protecteur ay protecteur lañu parce que ñoom ñoo doon sàmm ñii nga xamante ne ñoom ñoo di julli yeeg yooyu noonu ci lël bi et kankurang c'était pas approprié à tout un chacun pour que nga nekk ko kuy dem di sàmm ay nit ndax seytaane bu koy dugg wala ay jinne yoo xamante ne ay jinne seytaane lañu donc da ngay nekk boroom xam-xam am na ci histoire xaw ma nag dëgg la am du dëgg dañ la daan expliquer naan am na sax ay kankurang yoo xam ne dañ daan dox ci fiilu courant waaw am na bon di wax ne xëy na ñoom bu ñu amee lu ñu gis léeg-léeg kankurang bi su guddi jotee bu ñu génnee nekkul pour dem di cimetière comme elle vient de le dire waaye daf doon sàmm dëkk bi d'ailleurs sax dañ doon inciter nit ñi à ce que ñu toog ci seen biir kër yi parce que ku si tase ak kankurang bi mën na la faagaagal te parce que du la xàmmee ndax ay yenn affaire aal yu mu daan àndal ak aussi tamit yoo xamante ne daan def protéger dëkk bi daal exactement man daaw sax bi ma demee dama doon laajte affaire yi ni muy demee comme ni Amina waxee ay lël lay doon c'est-à-dire ruq bu nekk day am benn groupe maanaam benn lël bu fa am boo xam ne lu fay am ci kankurang mën na nekk deux mais kankurang daa am bàyyi rek léegi nag yu ñoom d'abord ci information yi ma jot dañuy am d'abord autorisation préfet effectivement dañuy am d'abord autorisation préfet daaw xaw ma daaw jéeg bi leen préfet aaye daf naroon na fa jur coow lu rëy biir Mbour
parce que ñoom dañ ko jàppee benn genre comme fu nekk am na aada comme fii nii. mooy Dakar aada ñuy waxee seen benn période boo xam ne dañuy jékki-jékki def tour yi. donc fu nekk def tuuram ñoom loolu seen aada la. am na ñoo xam da leen di jar ñu jugee Dakar pour assister comme li mu wax sànq pour assister ji période boobu dafa neex ci ñoom. man bi ma demee dañ ne ma kaay nga découvrir Kankourang man leen man ñemewuma ko d'abord ci comportement ni ñu mel ñoom ak seen armes yi ñun duñ defee dara kaay nga découvrir ñoom li leen ci neex mooy dàqante yi. am ñoo xam li leen ci neex mooy gis ko. am ñoo xam dañuy caméra man daaw amoon naa ci image sax yu ma jëloon mais dafa amaat aussi yeneen yu ci am solo yu ci nekk mooy lan mooy Kankourang ak njariñam. li muy wax nii donc day jouer rôle protéger lël bi mais aussi mën na may fit xale bi mën na am yeneen orientation yu mu def ci xale bi. bien sûr bu parce nekkee que xale bi dafa tàppetoon mën na fa jugee. am fit ma am ay jikko yu bëri yoo xam ne. non non en fait parce que li cela lu maam Khalifa wax tamit di sa Kankourang en général yow day nekk initié ne njëkk a nekk parce que day bokk ci lël bi. léegi foofu la lay forger foofu la lay dugalee xam-xam ba nañ ñëw nekk Kankourang du n'importe qui moo koy nekk. borom bopp ngay doon. waaw borom bopp nay doon. kii taxaw ci fil parce que seen lël yi aada la. aada boo xam ne yow tey soo dem tey dugg tey ci lël bi yow sa waajur da lay préparer. da lay préparer financièrement psychologiquement mentalement parce que yombul. parce que yow foofu ne génnee pour nekk góor un vrai homme. effectivement léegi nag lu lay jàngal foofu noonu léegi année prochaine yow maam Khalifa yow yaa ñëw nekk Kankourang bi parce que def nañ ci yow loo xam ne war na mën a nekk Kankourang te kenn du la gis parce que masque nay takk. ay feuilles seen feuilles yooyu ñoom noo xam ne mu tudd moom lan lay solal ba yow nit sax du la gis. te lu amee wax dëgg la sa Kankourang soo amee habitude di dem Mbour Kankourang suy ñëw. ñëppay daw. doo sax yëndu soo yëndu si fenêtre dafa mel dafa lay dis bu yàgg. dafay am xam-xam daal philosophie boobu sax dafa nekk ci population bi. en fait mais man nag par contre y a quelque chose boo xamante ne daf ma xaw a inquiété. am na tout d'abord avant maa ñëw ci loolu am na ay vertus. parce que ñu ngi wax naan tey bu dee vrai Kankourang yi. feuilles yooyu noonu nga xamante ne moom la ñuy def si seen moom la ñuy kii nii. yooyu dafa am remède. effectivement ñu ngi lay wax ni boo ci daggee. nga daal di koy xooj sangoo ko lépp luy xeetu feebar bu nekk sa yaram da koy indi. dafay aussi tamit dimbali nit ci que mu dàqal la seytaane. Amina am na ñoo xam ne dañuy ñu Kaolack dañuy jékki-jékki benn ñu ne Kankourang ñëw na fa xam nga foofu Kankourang bari fa mais bu fa ñëwee xam nga lan moo leen fi indi dafa am yu ñuy jaay ay mbaaxu Kankourang loo xamante ni day sàmm sa kër man dama ko gis Dakar. léegi nag sama problème mooy. Kankourang bi Dakar lu mu fiy def. fekk dafa am yenn mbaax yoo xamante ni peut-être am na ñu ko xamul. te mën na la jariñ sa kër day sécuriser sa kër. waaye parce que sécuriser sa doom. waaw am na jigéen ñoo xam ne sax lu leen loo xamante ne nii mën na leen a téye ba góor bu nar a yegg seen kaw du ko mën ñoom Kankourang yi am nañu. waaw li sa amee li Khalifa wax ni dëgg la parce que man dem naa Mbuur gis naa benn Kankourang boo xam ne daa gis benn nit dafa topp nit kooku noonu ba nit ko dugg si biir kër gi. muy dóor di dóor ba sonn mu dem ba ma laajee ki la moo tax muy dóor buntu kër bi dañoo ne parce que kooku setul moo tax. waaw loolu aussi gis naa ko. parce que soo setulee Kankourang bi su la disee rek da lay topp. parce que il faut mu génnee la ci population boobu noonu. parce que moom day protéger ñu fa nekk ñëpp. loolu mooy njëriñu Kankourang mais comme lu amee wax tamit dëgg la ba ñu demee ba Dakar ñu fi gis ay Kankourang mooy faux Kankourang yi. waaw parce que xam nga àdduna nag. parce que ñoom dañuy yore pot oui c'est vrai dañuy ñëw di laaj xaalis fii Dakar. man ba ma ko disee man daf maa jaaxal parce que damay ne Kankourang lu muy wut Dakar parce que Kankourang kenn xaw ma ko Dakar Kankourang mooy jóge ci sud bi entre Casamance ak Gambie ci soose yi. d'ailleurs sax ñi nekk Mbour originaire foofu la. waaw ñoom originaire soose Joola Mandeng si ñoom la ñuy disee Kankourang mais suñu demee nag ba Dakar nag Kankourang di fi am mooy genre Kankourang yi di génn guddi gi. di terroriser nit ñi Buur Joola Buur xawma en tout cas daal man en fait. mais ñii nag kaawu ñii nag ñii moom bu fekkee nii la demee ñii duñ ay Kankourang. waaw mooy ay faux période bi la ñu nekk Kankourang peut-être que aaye nañu mën na am dañu interdire ren. affaire parce que Covid bi moo tax on est en période de Covid. voilà na manifestation donc ñu profité ci. je pense loolu laa ko. mais nag il faut savoir que ne dans tout secteur. genre yi am na ci. dafay am ñoo xamante ne dañuy ñëw di mbubbakoo secteur boobu exactement loolu nag te risques yu bëree ci nekk ah risques yu bëree ci nekk. bien sûr risques yu bëree ci nekk. waaw beneen fait divers bi nag moom forêt classée de Mbao la xewee benn waaye dafa dugg ci forêt bi am benn baykat bu ko dis. dafa am benn. waaye bu dugg ci forêt classique bu Mbao
xam na foofu daanaka baykat yi rek a fa nekk. parce que waaw, ñoom waaw. foofu dañ Forêt fay bi, waaw. jiw ay garab. waaw léegi waa ji ba mu duggee si forêt bi baykat bi da kaa topp parce que da kaa topp ba mu ko disee wóoluwu ko mu topp ko ba mu ko toppee waa ji dem làqatu si benn garab te ba muy dem dafa yoroon paaka ba mu làqatoo si benn garab waa ji dis ko muy fees xar boo xam dañ kaa sànni. ñu ko sànnee dafa dee ñu sànni ko. dafa dee ñu sànni ko léegi ba mu koy fees waa ji dis ko ñëw wane ni moom policier la mënu ko yëkkati say loxo parce que waa ji mooy sol trait léegi ba mu ko xëy yëkkati say loxo waa ji taxaw si la fekkee muy fees xar bi mu gàddu ko di ko yóbbu ba mu koy yóbbu na ñépp di ko xas si yoon bi. kan waa ji. waaw waa ji doon fees. waa ji doon fees la gars yi di xas. waaw parce que xar bu dee yow noo koy jëlee di ko fees. et c'est approuvé que xar bu dee la doon fees. xar bu dee lu mu ko doon doyee lay moom fees dem jaay parce que fan yi passé gis nañ fi ñu ne ay fas noo koy daggate. Ouais. di ko jaay. lii nag nekkul nag lu nouveau. na yàgg na fi am. yàgg nañ fi gis laa ñu ne fees ay xaj di ko jaay. ci en tout cas ndawal daa am fu ñu koy jëndee de ndawal boo bëggee lekk ndawal bu jag dafa am fenn foo xam ne foofu la ñuy jaayee ndawal yu jag yi demal foofu nga dem jëndi lu dul loolu mën nañ la jaay loo xamante ne nii genre bi moo ci nekk mën nga lekk loo xam ne xam nga tamit ñu nit nekkul n'importe quel ndawal dañuy lekk mën ngaa lekk loo xam ne médd la te doo ko xam comme genre cas bi tey bu ñu la ko ñëwee jaayal ci prix bi gën a yomb nga jël togg ko fekk na lu dee lañ la jaay c'est que il faut savoir que xam nga léegi yàpp dafa yomb daa yomb yàpp parce que dafa am ay qualité yàpp man des Ci fois prix. je me demande léeg-léeg yenn yàpp yi ñuy congelé yooyu noonu fu mu jógee ami parce que suñu yomb na demee yàpp sans eau yi surtout ami suñu demee ba foie di jar kilo 1000 francs fois waaw foie xam ne ñëpp xam nañu foie dafa cher. moo gën a nekk lu am njëriñ si yàpp suñu demee ba muy jar kilo 1000 francs loolu duñu dutewu foie bi fu mu jógee. fu mu jógee Sénégalais lu yomb la xam. ay lu bëgg. yàpp yenn saa dañuy di si yàpp ñu koy jaay kilo 1000 francs sans eau comme ni ko amee waxee. te nag dañ ma baal nag accusé wu ma kenn. mais jaaykatu sandwich yi nekk si mbedd yi yenn saa yi ñoom dañuy jënd yàpp bu congelé bi. parce que man dem naa marché gis naa ñu si bëri moom la ñuy jënd di ko jaayee ay brochette. nit ñi nag suñuy lekk war nañu xam ne ñuy lekk lan la xam tamit fu ñuy jëndee tamit fan la parce que sénégalais bëgg na laa lu yomb bëgg na jaayam di am ay bénéfice. ba da koy jaral maam Khalifa di jaayee yàpp kilo 700 mu dem jënd ko ñëw teg du xool yàpp bi fu mu jóge du xool yàpp bi fan lañ ko defaree parce que yàpp tam soo koy jënd war na dem si jaaykat ba. yàpp bi am tampon dëgg yàlla dëgg yàlla. am tampon mu xam ne ne lii c'est certifié. mu soog ko jënd mais facilité bu ñuy wax tout le temps rek si suñu jaaykat yi mooy indi lii nii. parce que biir tamit loo siy def war na nekk laa lu sain sell. lu sell. ah Goro li nga wax nii man je te confirme da ngay gis sax ndeysaan xar bu feebar. ñu profité. ñu profité rendi ko. fees ko dem jaayi ji ko dibiteer yi. ganaar sax buy soox ñu ne kii da ngay waaj a dee ñu renti. non li gën a garaaw tey soo xoolee par exemple ci période tabaski bi. amoon na benn gétt boo xamante ne waa ji xaram yi dafa am lu nu lekk ñu amee intoxication. et il a perdu presque ay 30 xar mais am na ñeneen ñi bi mu leen gisee ñuy sukkuraat avant ñoo dee rendi nañ leen. mais am na beneen cas bi ci am mooy ki nga xam ne dafa jël xar mi di xool mu mel ne xar mi dañ ko tamponné ndekete dafa amul ay góom wala genre xam nga loolu yooyu xar yooyu bokkul ci ñu war a tabaskee. léegi gaañ bi ki jaay xar mi dafa jëloon yeneen li nekk ci xar duñ koy waxee sax. karaw gi taf ko ci xar mi. taf yu bari après la ñuy soog a seetlu ne taf yi bi ñu ko dindee ñu gis ne lii yëpp ay góom la woon ci xar mi mais xar yi boo ko gisee ñu taxawee boo amul seetlu dëgg doo xam ne lii dañ ay taf la. non amee na loolu peut-être ànd mais problème bi mooy surtout maam Khalifa xar yu feebar yi ñuy rendi di ko jox nit ñi ñuy lekk. ak parce que même aussi loolu dinañ ko laaj Maodo su ñëwee. mala bu génn àdduna nan lañ ko war a def. parce que fii Sénégal dañuy jël rek sànni ci mbalit. dañuy jël rek sànni ci mbalit yi. léeg-léeg nga sànn am une personne de mauvaise intention. jaar fa daal di jël yóbbu. gisoon nañ ay fas yu dee. ñu jël ko rendi yàpp fas donte ne ñun Sénégal. même bu dee araamul. habitué wuñu di ko lekk. effectivement dëgg yàlla ñu jël di ñu ko jox. ah oui. parce que tout simplement en fait ñun dañuy sénégalais moo farataal jëndi lekk.
da ngay gis toute une famille dañuy xëy suba ba ngoon jot di jënd surtout ci mbedd Amina. te ku ci nekk la ñuy jëndee lekk waroon nañ koo mën a boole seen biir kër togg ko. wax dëgg yàlla. loolu moo tax aussi yu mel nii duñ ci jóg. fii nit ñi tous les moyens sont bons pour avoir de l'argent. te li gën a garaaw mooy yow li ngay def pour am xaalis da ngay gis koo xamante ne mën na la ko jënd may la xaalis. parce que bu réeree médd yóbbu amoon na ay temps amoon na benn gox boo xamante ne dañoo doon coow ndekete dañu gëj a gis xaj yi nekk foofu ndekete gox ba xaj yi dafa am ñu doon ko jël di leen rey di leen fees ci ko jaay dibiteri gox boobu toog nañu ay at yoo xamante ne dibiteri yëpp lañu tëj foofu te xamuñu woon lu xew te waa koñ bi xamuñu lu xew am ñenn biñ fa defee biñ demee laaj leen am ñu naan ñun jënd nañu ci dibiteri bi ba tey dafa en fait il faut savoir que dafa am ay nit yoo xamante ne ils sont de mauvaise foi. Ils sont de te nu ñu mën a amee xaalis nañ ko baaxuñu parce que xam nañ ne population bi ñu bëgg lu yomb. mu ngi noonu. même surtout parfois les aussi revendeurs ñii di jënd di jaayaat. ñooñu aussi tamit il faut ñu xool gis nga jaay dafa am àq. am na koo xamante ne mi ngi jaay ay ati at. mënu see dajale ñaar yu bokk ndey ak baay. parce que àq yi mu amee ñu jaay la lim dajale la. lim dajale la mais nit ñi nag fii farataal ñu àq. gis na am li la wax noonu si àq boobu noonu am na ñoo xam ne sax dañ dem jël mbaam xam na mbaam moo gën a yomb dañ dem jënd mbaam ñëw rey ko di ko jaay si marché bi di gëmloo nit ñi lii yàpp nag la parce que mbaam yàppam dafa weex a pare bari graisse yow doo ko xam ñu jaay la ko soo ko toggee tamit doo ko xam parce que bari na graisse doo ko xam suñ la waxul lii mbaam la doo ko xam ba si viande hachée yenn saa yi lu bëri yàpp mbaam bi la ñuy jël di ko def viande hachée mooy waral viande hachée di weex parce que ami viande hachée soo ko xamee dafa war a xonk parce que yàpp bu xonk la war a doon mais viande hachée boo xamee lu weex lay ëpp loolu lu si bëri yàpp mbaam bi la lay doon te jaaykat bi du la ko wax day jaay rek yal nañu yàlla dolli sutura ak viande importée bi tamit amiin waay parce que viande importée bi xamuñu ban façon viande la xamuñu ban façon la dañ koy paqueté rek indi teg ñu koy dagg di ko jaay kenn xamul daal lan la mu nekk nag loo xam ne nag lu doy waar passé na waar sax war nañu méfier bu baax a baax si du ñu maman nee na mën na toll mat passé na waar na maman nee na ko we yooyu lay wax di passé na waar li mën na toll mat na sax géej sax sooy xool ba xool yu neex lay joxe non sérieux ko doy waar dafa am benn information bu neex boo xam ne daf ñu dab léegi xam nga sànq yaa ngi may jox affiche xale bi waaw xale boobu réer ci Kaolack waaw xawma diwaanu Mbour ñoo ngi may jox léegi information que de gis nañ ko gannaaw partage donc vraiment mu nekk lu neex xool dafa mel ni ko am problème xel xam naa de bon ki ñu wax sax ne moom moo confirmé information man xam naa ko bu baax foofu la dëkk nga c'est bien donc kontaan nañu lool ci information pour vous dire rek que genre yu mel nii enquête moom da ci ouvert donc foo leen ci amee genre yu mel nii il suffit que ngeen balancer ko ñun ñu taxaw ci te incha allah gis nga matul sax 2 heures de temps nee nañ ñu xale bi feeñ na foofu ci diwaanu Kaolack xam naa ne ñibbi ci yoonu ñibbi lay nekk wala sax yegg na voilà incha allah c'est bien merci